assalaamu aleykum tabarakallahu ñi ngi nuyu mbokk yu teew ci béréb bi yépp di leen ziyaara te di leen ñaan ngeen nangul nu ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu tal nga xam ni mënunu lu dul fu nu toll rekk di ko sant moom yàlla moo tax bu ñu bëggee mu di ñu dolli nañuy fexe ba lim nu defal moom yàlla sunu mënul fu nu toll itam di ko gërëm ñu fexe rekk di ko sant ndax yàlla li jaam seq ak moom pour gërëm ko mooy mu fexe di ko jaare ci di pratiquer lu mu bëgg te di fexe di moyetu li yàlla tere munoo ko delloo njukkal lu dul nga jaare ko ci di ko jaamu moom yàlla fexe lu mu bëgg moom yàlla nga nekk ca fexe li mu tere moom yàlla nga sore ko su boobaa baatu la in shakartum la azidannakum daal di ñëw maanaam ni muy ñëwee mooy dès l'instant que taxaw nga di sàmmonte ak li tax sa borom bind la te mooy nga jaamu ko su ko defee nag nga di ko sant yëg-yëg bi ngay am ci sant bi mooy tax yàlla aussi di la dolli su la mayee wér dolli la wér su la mayee sutura dolli la sutura te loolu rekk la jaam di ñaan loolu rekk la jaam di ñaan parce que li ci des yépp ndollent la boo xasee amu wér am sutura am nga lépp li ci des yépp ndollent la moo tax su ko defee ñu di ko sant di ko ñaan mu nangul nu dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom la yàlla wax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin toujours damay faral di wax ni mission bi yàlla jox yonent bi ba noppi jël yërmande def ko ci moom yonent bi di jëmmi yërmande yàlla dellu wax ko ni ko yabaluma la ludul ngir nga doon yërmande ci xeet wi kon ñun war nañu fonk yonent bi war nañu fonk yonent bi jaare ko ci xikma bi nga xam ni mooy tegtal ni yàlla sunu yërëmee yonent bi moo tax mu yërëm ñu kon war nañu fonk yonent bi looloo tax épreuve yi ngay gis yépp muy dal ci société musulmane bi li koy faral di indi mooy dafay dem ba yonent bi ni mu meloon ci ñun dafay wàññeeku bu wàññeekoo nag yàlla nattuñu ndax yonent bi moo tax yàlla dinu yërëm yonent bi dafay dem ba melokaan bi mu amoon ci ñun dafay wàññeeku su wàññeekoo rek yàlla nattuñu indi ay natt yu dootul jeex parce que yonent bi moo tax yàlla dinu yërëm na muy wàññeekoo nag mooy baatu bëgg naa yonent bi mi ngi fiy des ba léegi baatu sopp naa yonent bi mi ngi fiy des ba léegi baatu maa ngi jug taggi yonent bi mi ngi fiy des ba léegi liy manqué mooy baatu fexe ba yonent bi jug ko bi nga xam ni moom la amoon ñu fexe jéem
bu ñu ko mënul am ba jeex tàkk aussi ñu xaw ko toppandoo ci jukkoom. loolu moo jeex nag léegi wala bu jeexul aussi raar na mooy fexe ba yonent bi jukko bi mu amoon suñu mënul am jukko bu ñu mel aussi ñu fexe ba jéem ko toppandoo ci jukkoom. parce que yonent bi jukko yu rafet yépp yàlla dajale na ko ci jëmmam. jukko yu rafet yépp yàlla dajale na ko ci jëmmam. bu dee sagesse bi yonent bi am na ko ba mu doy sëkk. bu dee volonté bi yonent bi am na ko ba mu doy sëkk. bu dee tolérance bi moom yonent bi référence la ci. bu dee jàmm bi mu amee woon jàmm jooju yonent bi lu ne jàngale na ko ci diggante nit ki ak ay dëkkandoom. jàngale na ko ci diggante nit ki ak ay dëkkandoom parce que Jibril daf ko daan dénk te kàddu gi jóge ci yàlla. te defe naa ni boo jàmmoog ñi nga dëkkal jàmmoog ñi nga xam ni bokk nga ak ñoom réew mi jàmmoog ñi nga xam ni bokk nga ak ñoom diine ji jàmmoog ñi nga xam ni bokk nga ak ñoom tariqa bi rek am ak ñëpp jàmm. waaye pour jàmm am nag foog ku nekk rek di bay sawaar maanaam bu kële dee bay jàmm kii di bay jàmm ci la jàmm di am. moom nga daan dégg boroom hikma yi wax ni bu kii dee gas kii di suul kàmb du am mukk faw ñëpp àndandoo di gas pour kàmb mën am. looloo tax nag bëgg yonent bi ba léegi mi ngi fi sopp yonent bi mi ngi fi tagg ko mi ngi fi wutal ko guddi sax mi ngi fi waaye li ëpp importance mooy fexe ba baat bi ko yàlla yónnee muy mu doon yërmande ci xeet wi doon yërmande ci ñun xeet wi ñu fexe ba yërmande boobu ñu am tuuti luñ ci récolté te pour ñu am luñ ci récolté foog bu nu mënul mel ni moom aussi ci wàllu jukko ñu fexe aussi roy jukkoom lu am solo la ndax mooy suñu jàmm te mooy tax yàlla yërëm ñu. su ko defee nu koy ziyaara di ko ñaan mu nangul nu sunu ziyaare ci moom nangul nu sunu ziyaare ci jëmmam ju tedd ji ndax moom yonent bi mooy le meilleur des êtres créés. moom yonent bi lu nit am rek bu ko yëgee ak bu ko yëgul ci barke yonent bi la ko amee. looloo tax yàlla wax ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim. su ko defee rek ñëpp xam ni yonent bi su ñëwee dafay yokk suñu pas-pas yokk suñu ngëm-ngëm waaye fexe ba suñu jaamu yàlla bu jaamu ji jaaree ci barkeem jaamu ji jaar ci leeram ndax mooy yërmande xeet wi jaamu ji yàlla daf koy nangu. jaamu ji yàlla daf koy nangu. looloo tax nu ni salaatu ala nabi boo ko boolee ci sa jëf mi ngi mel ni enveloppe bu ñu jël di ko yóbbu enveloppe bi laaj timbre ñu ni timbre bi tax poste nangu enveloppe bi yóbbu ko dugal ko ci bureau ba jox ko ay agent wam ñu yóbbu ko mooy mu am timbre bi mooy salaatu ala nabi. waaye ñu ni boo ko boolewul sa jëf tam dafay mel ni rek enveloppe boo xam ni laaj na ñu timbre ko te amul timbre. looloo tax salaatu ala nabi lu jar di bareel la waaw. salaatu ala nabi lu jar di bareel la ba ca gën nag di salaatul fatiha muy bi jaar ci loxo ku tedd ki di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani muy salaatul fatiha. su ko defee nag moo tax yàlla waxoon na yonent bi bu yàgg ni ko buñ la rejeté aussi buñ la rejeté sa prophétie rejeté sa sagesse rejeté sa tolérance na la leer ne man rejeté wu ma la man yàlla. parce que bu la nit ñi rejeté man rejeté wu ma la boo ñàkkee nit ñi ñàkkoo ma man yàlla. moo tax mu ni ko fa in tawalaw fa xul hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.
su ko defee rek baat boobu nit dana ca jànge ni benn wéeruwaay moo am muy yàlla. nit dana ca jànge ni benn wéeruwaay moo am muy yàlla. li des nag di wasila mooy nan ngay def ba wéeru ci moom yàlla. waaye benn wéeruwaay moo am muy yàlla. nan ngay wéeroo ci moom nag moom ngay tànn. moom ngay tànn nit ni dinaa wéeru ci yàlla jaare ko ci sama wasila diw. kii ni dinaa wéeru ci yàlla jaare ko ci sama wasila diw. keneen def ko mu yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila. nit ñi dina wéeru ci yàlla jaare ko ci wasilaam diw parce que kookoo xam na muy wéeroo ci yàlla ba du daanu mu wéere ka ca noonu. waaye ñëpp ci kenn rek la ñu yaakaar wéeru parce que mooy ki jar wéeru ci moom ndax mooy ki dul daanu mukk muy yàlla. yàlla rek mooy wéeru waaye boo xam ni du daanu mukk. moo tax moom moo jar a wéeru loolu taxoon mu wax yonent bi ni ko bu ñu la rejeté aussi am nga ma. buñ la rejeté am nga ma buñ la poussé ni duñ la soutenir man yàlla maa ngi lay soutenir te yàlla ku mu soutenir rek nga am réussite. looloo tax nit ñi mën nañ la soutenir waaye yàlla ku mu soutenir rek am nga réussite. parce que bu la souteniree lam lay jox mooy victoire éclatante. bismillahi rahmani rahim inna fatahna lak fatahan mubinan. victoire éclatante la lay jox moom la lay accordé. looloo tax yàlla moo jar wéeru ci moom. waaye nag na ngay wéeroo ci moom mooy fexe ba wut koo xam ni mën na la wéer ci moom. wala koo xam ni dina la tegtal yoon bi lay wéer ci moom. nga xam ni boo ci wéeree dootoo daanu lu am solo la. su ko defee tabarakallahu nuy dellu di yeesal sunu nekk taalibe. di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani. nga xam ni amuñu ku dul moom. nga xam ni amuñu ku dul moom ndax suñu dee gor dëgg-dëgg rek war nañu di sant Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani bu ñu dee gor. bu ñu dee gor dëgg-dëgg war nañ fexe di sant Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani ndax ki nga xam ni li ngay lekk moo tax nga jot ci ndax moo demoon marché ndug gi ba mu ñëw mu togg ba mu ñor mu jox la wax dëgg yàlla nag war nga ko jaajëfal. war nga ko jaajëfal ndax budul sax ni li ngay lekk matière première bi ci yàlla la jóge nga xool rek coono bi mu ci daj ca dem ba mu dem marché togg ba mu togg ba mu ñor ba ñu indil la ba tegal la. te noonu nun Tijaani nun noonu la nu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani defal. ndax moom la nu jox salaatul fatiha moom la nu jox jawharatul kamal. yamalewu ko ci këram yamalewu ko ci keppaaram mais mu indil nu ko ba ku nekk rek jot ci. moo tax boo lalee malaan ci wasifa di jàng salaatul fatiha war nga xalaat ki tax nga jot ci mu xaddam bu mu mënta jaar. ci mu xaddam bu mu mënta jaar wala ci xalifa cheikh bu mu mënta jaar lumière baa nga jóge ca Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. moo ko négocié kon moom mooy pilier bu njëkk ba. ci ku mu mënta jaare rek ak lu silsilu ba gudd mi nga jóge ca Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. muy salaatul fatiha di jawharatul kamal. moom la ko yonent bi jox. moom la ko yonent bi jox ginnaaw bi ko yàlla joxe yonent bi jox ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. moo tax lu silsila ba gudd ci moom la jaare. looloo tax boo dee góor dëgg-dëgg rek war nga di ko sant. su fekkee xam nga li salaatul fatiha di jëriñ ci roxu doomu aadama xam nga li jawharatul kamal di jëriñ ci xolu doomu aadama ak na muy rattaxalee sa digganteeg yàlla kon forcément ci ka mu jóge war nga ko di ko sant foo toll. looloo tax nun fu nu toll rek dañuy sant Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. dañu koy sant di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe ci moom. fa tabarakallahu mu mel ni
jullit dafa war a fexe bay préserver yaramam. préserver sa yaram nag mooy fexe ba bu ëllëgee du bokk ci yaram yi yàlla di jël di ko alag, ndax safara ku fa yàlla dugal alag na sa yaram. safara ku fa yàlla dugal alag na sa yaram, ndax dañu koy soppi génn ko ci xaqiqatu muhammadiya dugal ko ci beneen yaram boo xam ni kenn du xam yaramu mala la wala yaramu lan la, ñu laq ko ca jahannam. ñu laq ko ca jahannam. moo tax fexe nag ba protéger sa yaram ba ni ko yàlla bindee ci xaqiqatu muhammadiya mu taxawe jëmmi muhammad, mu fexe ba sa yaram continuer di taxawe noonu ba buy dugg biir illi yi na mu am melokaan boobu muy melokaanu muhammad. su ko defee nag melokaan boobu liy tax nga mën ko sàmm ci sa yaram mooy fexe ba sàmm sa ruux. ndax toujours ma wax ko, ruux mooy li gën a essentiel ci doomu aadam. ndax malaaka mawti bu ñëwee buy jël si moom lay jël. bu dee lu ni présenté yàlla moom la ni présenté yàlla. kon ruux la ñuy présenté yàlla. su ko defee nag sàmm ko dafay doon farata. comme moom la ni présenté yàlla di ko sàmm dafay doon farata. waaye kenn mënu ko sàmm lu dul nga jaare ko ci di wéetal yàlla. wéetal yàlla nag bi ci ëppati solo mooy zikr, maanaam yëg yàlla. yëg yàlla fexe ba nekk en communion ak moom ba seen communication du coupé mukk. looloo tax yàlla moo bind mbindeef yépp, waaye teewul nag mu am ñu mu tànn. yàlla am ñu mu tànn. looloo tax boo gisee ni univers bi mel, boo gisee ni univers bi mel, ak nga jàng aussi ni yàlla bindee asamaan, nga jàng aussi ni yàlla bindee suuf. léeg-léeg nga gis rek ku bind benn texte. soo demee ci ñi nga xam ni ay architecte lañu, bind benn texte, dessin benn bâtiment niñ koy taxawale, poto yeeg na mu dëgëreeg benn bu ca nekk ak la mu war a jël ca béton, la mu war a jël ca ciment, fer bi. mais nga dem quelques années nga ñëw gis bâtiment bi commencé, fer bi commencé di rouiller ak poto yi mu am yépp. ak poto yi mu am yépp nga gis fer bi commencé di rouiller. nga dem quelques années nga dellu si gis ni ñu ni bâtiment bi sax war nañ ko daaneel. war nañ ko daaneel ndax màggat na, ndax mi ngi commencé di daanu, ndax fer bi dee na. ak leen ci daj yépp ci dépense, ak leen ci daj yépp ci architecte bi doon dessin plan bi ak lam ca bind ak dosage ya. mais nga gis yàlla moom mu bind asamaan. asamaan amul benn piqué, mu nekk fi ay milliards yi ci ay années te gisoo benn yoon fu mu xomaate. gisoo benn yoon fu mu xomaate, gisoo benn yoon fu mu demee ba ñu ni rës na daanu na léegi parce que màggat na. xam nga loolu déjà war na la jàngal yàlla dëgg-dëgg melokaanam. loolu war na la jàngal dëgg-dëgg yàlla melokaanam. bi mu bindee asamaan ba léegi, asamaan amul benn yoon bu mu xumaate, amul benn yoon bu mu demee ba daanu. kon war nga gis ni yàlla melokaanam war nga ko ci jàng. te soo ko ci jàngatee ci melokaanam rek xam dëgg-dëgg moom yàlla mooy kan. looloo tax wali yu yàlla yi li nu gën a sàmm ci seen bopp mooy seen ruux.
waaye li ñu gën a fonk ci seen bopp mooy seen ruux. wali yàlla yi li ñu gën a sàmm ci seen bopp mooy seen ruux, li ñu gën a fonk ci seen bopp mooy seen ruux. zikr yi ngay gis ñu di ko def yépp loolu rek moo ko waral, pour gën a dundal seen ruux, pour gën a sàmm seen ruux, parce que dara mënul sàmm ruux ba raw ci zikr, dara mënul dundal ruux ba raw ci zikr. xam nga daan na la jaaxal nga gis waliyu bu mot sëkk yàlla defal ko cër bu ne, waaye foo ko fekk rek ma ngi ci naafila, ma ngi ci zikr. foo ko fekk li muy daj moom ci naafila ak li muy daj ci zikr, yow mi yàlla motalu gulal sa lépp sax dajoo ko, mu jaaxal la. mag ñi amoon nañ ci tontu. seen tontu mooy boo leen daan wax ni looy sonnati ndax yow yàlla defal na la lépp, ñu ni waaw, parce que ki yàlla defal lépp sax moo war a gën a sonn pour sant yàlla. loolu lañ la daan tontoo, dañ la daan wax ni ki yàlla defal lépp moo war a gën a sonn pour sant yàlla, moo tax nuy sonn ci zikr di sonn ci naafila. waaye wali yi seen zikr yooyu dañ ci jublu woon di tàggat seen ruux, ndax ñoom seen ruuxu yàlla daf ko organiser, yàlla daf leen ko yoral. te nit kuy dund ku nekk wala mbindeef buy dund bu nekk loolu ngay sàkku, ndax loolu soo ko xasee ba am rek noppalu ga. mooy fexe ba ruux bi ngay sonn guddeeg bëccëg di ko nemmeeku mu dem ba ruux boobu nga bàyyi ko ak yàlla yoral la ko. ndax ruux bëggul lu dul yàlla, bëggul jage lu dul boroomam. kon bu demee ba boroomam yoral la ko, non seulement que dafay nekk à l'aise moom sa ruux, non seulement dafay nekk à l'aise, mais dafay neex ci sa organisme. ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. dafay dem ba day neex ci sa organisme, muy yàlla yoral la ko. bu la ko yàlla yoralee nag daf koy organiser, ndax ruux wali yi dañ ko organiser. ndax wali yi kenn ku ci nekk ci ñoom su tëddee di dallu, ndax dallu lañ ko mën a tudde, ndax nelaw ak dallu danoo wute. nit mën na gëmmu ay bëtam, ni ko imaamul Busayri waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nit mën na gëmmu ay bëtam te fekk xolam nelawul. bët bi su gëmmee la muy indi ci dal ci organisme bi la koy indi, mais lu tax xol bi du nelaw? parce que ruuxam du am benn instant bu mu arrêté ci wàllu zikr. ba tax léeg-léeg nga gis nitu yàlla yi yu mag yi nga xam ni seen ruux dañ ko ca tàggat ba mu toll ci benn dimension bi, da ngay dem ba gis léeg-léeg ñi ngi tëdd nga ni ñi ngi nelaw, nga gis seen baaraam yi mel ni luy def ay tasbiya. léeg-léeg nga gis ko ci ñenn ci nitu yàlla yi, dañuy tëdd nga sëpp leen foog ni ñi ngi nelaw, nga gis seen baaraam mu mel ni luy def ay tasbiya, wala nga dégg leen ci seen biir nelaw ñuy tuddaale turu yàlla, te da nga jàpp ni ñi ngi nelaw. boobu li ko indi mooy xol bee fees ak lumière, branché ruux bi mu dem ba mënatu ko nëbbu même ci dalloom daf cay feeñ. léegi nag yàlla organiser seen ruux, ku ci tëdd ci ñoom ci wali yi di dallu rek seen ruux ña nga àndandoo di jóg ca dallu ba di daje ca diwaanul qiraa. ruuxu wali yu mat yépp seen ruux bu ñu tëddee gëmm nga ni ñi ngi nelaw, bu seen ruux jógee ma ngay tourner ca diwaanul qiraa, ànd ak yeneen ruuxu wali yi di tourner foofu.
loolu chaque heure bu ñuy dalloo dafay am bu dee guddi la ñuy dallu day am chaque guddi bu dee waxtu bi ñuy dallu day am chaque waxtu nga gis seen ruux àndandoo di wër ca biir diwaanul qiraa ñoom fa la seen ruux di jaare soo gay génn nag soo gay jëm fa mu jëm xamuloo looloo tax ngay dégg su wali yàlla waxee ni moom wali yépp xam nañ ko amul wali yu bu ko xamul maanaa xam bi du tekki ni rek wali bu nekk war na xam lu kooku tudd wala wali bu nekk war na xam ni kooku mel li muy tekki mooy wali bu nekk dina am yëg-yëgu su déggee kàddoom wala mu dégg turam mu xam ni kii wali yu piir la yëg-yëg ba li koy indi mooy branchement ba nga xam ni seen ruux ya amoon nañ ko ca daje bi ñuy daje ca diwaanul qiraa chaque guddi waaw daje biñ fay daje fekk boroom a ngay dallu ci monde shahada ruux ya dañuy daje ca diwaanul qiraa benn ruux bu nekk di côtoyer moroomam foofu noonu nuy daje ci seen espace boobu moo indi soo déggatee ki nga xam ni ruuxam nekkoon na fa mu yëkkati kàddu rek da ngay remarquer da ngay fàttaliku simultanément ni kii ci gaa yi nga dajeeloon foofu la bokk moo tax ngay dégg léeg-léeg mag ñi daan wax ni daje wuñu fii waaye daañuy daje fële waaw jotewul dara nag ak xadaratul ilahiya bii bu ñuy dallu lay am waaw diwaanul qiraa béréb la boo xam ni su wali yi dee dallu seen ruux day génn di fa voyager di fa côtoyer seen yeneen moroomi ruuxu wali yi beneen daje bi nga xam ni nag moom mooy daje dëgg bi kooku mi ngi am ci shahru muharram 9e guddi ci shahru muharram bii bu ñuy dallu présence spirituelle rek la wali yi bu ñuy dallu seen ruux buy jaar ci diwaanul qiraa di fa côtoyer seen yeneen moroomi ruuxu wali yi ci présence spirituelle lay doone maanaam ruux ya rek a fay daje bu dee nag 9e jour ci shahru muharram présence physique lay doon condition yi nekk ci manuel ba ca kaw benn rek moo bokk ci bu 313 prophètes yépp war a teew forcément ñu war teew mu bokk ca condition ya mooy diwaanul qiraa bi xew 9e jour ci shahru muharram 9e jour ci shahru muharram 9e guddi nga xam ni ñi ngi ci jour 9e bi jëm ci guddi 10e bi bis boobu diwaanul qiraa li nga xam ni mooy doon destin mbindeef yi ci at mi moom la fa yàlla di yeesalaat xam nga kenn ku nekk laata ngay judd laata ngay gane ci àdduna yàlla bind na sa destin yépp fi nga war a jaar ak li nga war a am ak la nga war a jëriñoo la nga warul jëriñoo yàlla bind nag li ci des ñu nekkaat ci àdduna di ñaan nekkaat ci àdduna di góorgóorlu pour yeesalaat loolu rek la waaye du tee nag yàlla jël gouvernement wam boo xam ni ay wali ñoo ko constitué ak ñenn ñi muy jël bu dee diwaanul qiraa ci 313 prophètes yi indi leen 9e jour ci shahru muharram ñu daje diwaanul qiraa yeesalaat destin doomu aadama yi yàlla yeesal ko jaarale ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax nga daan dégg guddi shahru muharram boobu di 9e jour bi mag ñi daan ci joxe ay ñaan yu nit di def naga ni daaw rek Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani am na ñaan yu ma ci joxoon ñu indi woon ko fii ci monde shahada joxe woon ko fii ci internet ñu bari jëriñu ci ndax ki nar feebar ci at mi ca lañ koy rëdd ki nar a am ci at mi ca lañ koy rëdd ki nar ñàkk ci at mi ca lañ koy rëdd ki war a génn àdduna ci at mi ca lañ koy rëdd bu ñu ñëwee 9e jour ci shahru muharram dañ fay daje suñ fa dajee ci guddi googu nag dootul nekk présence spirituelle rek présence physique lay doon
yonent bi ñëw ànd ak 313 prophètes yi ñu ñëw bu ñu ñëwee ndax ñoom bis boobu rek la ñu am condition ñu wax leen ni war nañu teew ci séance bi xutbu yi teew ñëpp teew ñu daje suñu daje yonent bi def discours bi yonent bi di def mooy discoursu at mi su paree jël kayit bi jox Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di xatmiya bi mu jël jox xutbu zaman bi tenir discours bi su paree nag kenn ku nekk ñu jox la nga xam ni mooy yelloo ak sa njaboot nga gëstu ko la yelloo ak sa njaboot nga gëstu ko am na ñu fay def ramju shahada am na ñu fay defal seen njaboot ramju shahada maanaam fexe ba bu waroon génn àdduna ci at mi ñu fexe ba ñaan ba at mi du ci génn àdduna mu génn àdduna ca beneen at ma ca topp wala ca yeneen at yeey ñëw am na ñu koy defal foofu seen njaboot su boobaa ñu indi manuel ya benn bu ca ne nga gëstu ko su boobaa boo fa tolloo koo xalaat ci monde shahada rek te xamoon ko boo gëstoo ni ngay xalaatee turam bëgg nga gëstu mbiram ñu indil la dossier am sa kanam nga vérifier xam lu mu nar a am ci at mi xam lu mu ci nar a ñàkk xam bu ci waree génn àdduna wala bu ci waree gën a am barke lépp dossier bi dañ la koy tegal sa kanam te ca diwaanul qiraa lay xewe looloo tax nag ñi fay teew bu ñu amee njaboot léeg-léeg bu war génn ci àdduna nga gis ñu defal ko foofu ramju shahada waaw am luñ ko ca ñaanal waaye séance bi yonent yépp di 313 yi ñoo koy présider yonent bi di président séance ba xatmiya bi di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yori dossier bi jox ko xutbu zaman bi mu lire ñu réunion ci toute une nuit après ñu retourner sur terre mais loolu benn jour lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram benn guddi googu lay am bi ci des muy ruuxu wali yi dem ci diwaanul xiraa kooku moom chaque jour mu am chaque jour ñu dem ca ndax dès l'instant que nit ka tëdd rek ruuxam dafay dem bu dee wali yi la kotuwaaye yeneen ruux yi ñu àndandoo fa di tourner ba moment bu ñu neexee ñu soogay dispersé wu tasaaroo waaye boobu du présence physique présence spirituelle la présence physique ba benn jour lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram benn guddi googu la diwaanul qiraa di am ñu jàng fa dossier moo xam ni dossier 1 an la fii ba shahru muharram di ñëwaat ñii defal seen mbokk ramju shahada ñi gëstu ca yeneen mbir ku ne am loo fa ñaanal sa njaboot ci kanamu yonent bi ak kanamu yonent yi ak kanamu axtaab yi ndax ñi ngi teew waaye bi nga xam ni moom dañ fay dem chaque jour boobu ruux moo fay dem waaw boobu ruux ba mooy dem ca diwaanul qiraa muy présence spirituelle chaque jour bu waliyu ba tëddee rek ruuxam foofu lañ koy dugal mu daje fa ak yeneen ruuxu waliyu yi moo tax waliyu di xamante ci déggante kàddu rek ñu xamante ci waaw waaye présence physique bi moom ci benn guddi googu rek lañ ko rëdd muy 9e jour ci shahru muharram waaw su boobaa yooyu mooy yi nga xam ni dafay am te jotewul dara ak xadaratul ilahiya mais c'est l'assemblée des élus de Dieu xadaratul ilahiya réunion la buy am chaque guddi aljuma mu am ca seen salle blanche bi nekk 6e ciel chaque guddi aljuma xadaratul ilahiya dafay am kooku bokkul ak diwaanul qiraa discours bi fa xutbu zaman bi di jàng discours 1 an la discours 1 an moom lay résumé diggante shahru muharram bi 9e jour bi ba buy ñëwaat xadaratul ilahiya discours 1 semaine la jeudi bii nu toll ba jeudi bii di ñëw waaw présence su yonent yi ci xadaratul ilahiya du condition kenn conditionné wul les 313 prophètes pour ñuy teew xadaratul ilahiya waaye dañ leen conditionné nag pour ñuy teew forcément diwaanul qiraa ci 9e jour ci shahru muharram yonent yëpp dañu war teew mais ci xadaratul ilahiya du condition ku mu neex teew na te ki ëpp li muy teew ci xadaratul ilahiya bokk ci 313 prophètes yi mooy yonent yàlla Isa alayhi salaam léeg-léeg yonent yi am ñu ñëw teew xadaratul ilahiya loolu day am wali yu xam nañ li may wax mais nag du forcément dañu war teew ndax amul benn fauteuil ci xadaratul ilahiya bu ñuy pointeel di wax yonent yi bu ñu ñëwee tey fii la ñu war toog
ba mu des rek yonent bu bëgg ñëw boo ko décidé dañ koy yëg avant muy agsi yonent yàlla Insa moo ëpp lu mu fay ñëw te li indi yonent yàlla Insa alayhi salaam ëpp li muy faral di ñëw di assister ci xadaratul ilahi mooy moom dafa am relation privilégiée ak wali yi dafa am relation privilégiée ak wali yi yonent yàlla Insa ku jege wali yi la li ëpp lu muy ñëw bokk na ca li koy indi mooy li mu war a ñëwaat ci monde shahada continuer mission ànd ak imaamul mahdi ànd soutenir imaamul mahdi ci xeexam bi mu war a xeex ak dajjal yonent yàlla Insa alayhi salaam war a ñëwaat soutenir ko moo tax moom ku jege wali yi la mooy yonent bu ëpp lu muy faral di ñëw di assister ci xadaratul ilahiyya ba waaye nag bu dee diwaanul qiraa dañ leen conditionné ñoom 313 prophètes yëpp dañ fa war teew 9e jour ci shahru muharram bu ne dañ fa war teew te bu dee ruuxu wali yi nag ñoom chaque jour ku ci tëdd di dallu rek sa ruux ma nga jug di fa côtoyer beneen ruuxu wali yu boo xam ni pratiquement yéen a ngi ci àdduna mën na am xamantewu leen sax ak ruux yu sell yi xam nga lu tax ma ni ak ruux yu sell yi am na ruux yoo xam ni seeni borom bu nu tëddee di dallu seen ruux a ngi jug di dem ca diwaanul qiraa ba di fa yëganteeg maanaam di fa côtoyer yeneen ruuxu wali yi te ñooñu seen borom ci shahada amaguñu martaba teew ca xadaratul ilahiya am na ñoo xam ni bu ñu tëddee di dallu seen ruux mi ngi jug di dem di côtoyer yeneen ruuxu wali yi ca diwaanul qiraa bu ñu tëddee di dallu seen ruux a ngi jug fii ci monde shahada dem ca diwaanul qiraa di fa côtoyer yeneen ruuxu wali yi te nit ñooñu tëdd di dallu ba seen ruux dem foofu ba côtoyer fa yeneen ruuxu wali yi pourtant amaguñu martaba dem xadaratul ilahiya waaye teewul seen ruuxu chaque guddi mi ngi teew ca diwaanul qiraa waaye nag bu desee ca 9e jour ca shahru muharram bi nga xam ni teewaay présence physique la ñu soxla su boobaa ñoom suñu amul martaba ba duñ fa mën a teew waaw gis nga degré spirituel na mu mel gis nga ni degré spirituel mel nit dina tëdd fii fekk mësul dem xadaratul ilahi ba waaye toll na ci zikr foo xam ni ruuxam sell na ba bu tëddee di dallu ruuxam mi ngi fiy jóge di dem ca diwaanul qiraa di fa côtoyer yeneen ruuxu wali yi fa nekk te fekk moom amagul martaba dem ca xadaratul ilahiya mais bu xadaratul ilahiya jotee du dem bu 9e jour ci shahru muharram jotee bi ñuy wax ni yonent yi war nañu ñëw ca diwaanul qiraa ñu laaj fa présence physique moom du dem waaye teewul nag am na sell te gu tolloog chaque guddi ruuxam ma nga ca diwaanul qiraa parce que degré spirituel yi bokkul degré spirituel yi ñoo bokkul kenn ku ca nekk ak degré bi nga xam ni yàlla jox na ko looloo tax liy consister assemblée yi nga xam ni day am ci kaw yooyu du jeex xam nga léeg-léeg nga dégg nit yaakaar ni benn assemblée rek ay am ci kaw muy xadaratul ilahiya rek mooy boo xam ni chaque semaine moo am xadaratul ilahiya rek mooy boo xam ni chaque semaine moo am mais gis nga assemblée yi am ci kaw duñu jeex ci at mi boo doon natt ñaata assemblée mooy am doo xam na mu toll benn moom moo ci boo xam ni chaque semaine dañu ko respecté muy bu ñuy def guddi aljuma di xadaratul ilahiya bu dee diwaanul qiraa présence physique ba moom it benn yoon lay am ci at mi muy 9e jour ci shahru muharram yi ci des yëpp ruux ya daañ fa dem nag heure bu leen neexee sàkk guddi mais assemblée yi ci kaw du jeex ay organisation la exemple bi ci mel ni bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di organiser te am na ñu bari ñi ngi ci tariqa Tijani yëguñu ko ndax du ku nekk rek ku ko yëg degré mooy tollu foofu nga yëg ko bi ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di organiser parce que Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani chaque vendredi laa wax chaque vendredi 12h15 ci heure Sénégal 12h15 ci heure Sénégal parce que séance am boobu 5 minutes rek lay durer diggante 12h15 ba 12h20 soo ko nattee ci heure Sénégal 12h15 la lay jox ba 12h20 chaque vendredi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dina wéeru ci kaaba gi jàng ci 70 salatul fatiha ci monde shahada
70 salatul fatiha chaque vendredi bu ne 12h15 ba 12h20 diggante 5 minutes yooyu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dina wéeru ci kaaba gi ci Makka jàng 70 salatul fatiha yéene ko yonent bi. mais gis nga salatul fatiha boobu muy jàng yëpp 70 mi ngi koy dajare ci benn courrier lumière boo xam ni courrier lumière boobu pourtant benn jour la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di tànn ci at mi am ñu mu invité ci ruuxu wali yi dajale leen ñu ànd ak moom dem ba juróom-benneelu asamaan mu présenté ko yonent bi defal ko hadiya muy jouru arafa jour bi ñuy taxawaayu arafaat ca Makka jour boobu la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani tànn pour jotal loolu yonent bi. bokk na ca la ngay dégg wali yi wax ni ziyaara Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jouru arafa la loolu moo ko indi te chaque vendredi mu def noonu chaque vendredi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wéeru ci kaaba gi de 12h15 à 12h20 ci heure Sénégal boo ko ci nattee 5 minutes lay séance boobu di am vendredi bii passé moo ci mucc 5 minutes la séance bi di am mu jàng 70 salatul fatiha denc ko fa noonu lay def ba jouru arafat ñëw mu invité ñenn ci ruuxu wali yi moo xam nag ña muy invité parce que boobu du ay condition rek ni wali yëpp a war dem déedéet mooy sélectionner ruuxu ña muy invité su leen invité ñu ànd ak moom mu dem ba juróom-benneelu asamaan ci bërëbub yonent bi jël salatul fatiha yooyu mu daan jàng chaque vendredi 70 jox ko yonent bi hadiya ruuxu wali yi présidé ko moom la ñuy tuddee ziyaara Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jour arafa waaw pour wax la ni gis nga séance boobu mi ngi koy def te chaque jour arafa mu organiser noonu ngir fonk yonent bi waaye du luy relevé wu ci domaine u shahada moo tax du ñëpp ñoo ko mën a yëg du luy relevé wu ci domaine u shahada moo tax du ñëpp ñoo ko mën a yëg waaw du ñëpp ñoo ko mën a yëg te gis nga séance yooyu mi ngi am di am ci jour arafa te am na ñu bari ñoo xam ni yëguñu ni loolu mi ngi existe waaw am na ñoo xam ni yëguñu ni loolu mi ngi existe te léeg-léeg axtaab yu mag yi dañ koy def axtaab yu mag yi léeg-léeg nu invité ay roox yoo xam ni rooxu wali lañu organiser benn séance bu mag ci kaw njukkale ko yonent bi Cheikh El Hadji Malick def na ko en 2005 Cheikh El Hadji Malick def na ko en 2005 guddi gàmmu 2005 Cheikh El Hadji Malick organisé na lu mel noonu ca juróom-benneelu asamaan nu tuddee ko gàmmu mawlid boo xam ni daf ko njukkalee yonent bi waaw daf ko njukkalee yonent bi invité ay ruuxu wali yu ñu dem fa am na kilifa yu nekkoon fii ci moment boobu di gàmmu te ña nga woon foofu am na kilifa yu nekkoon fii ci moment boobu di gàmmu parce que guddi gàmmu la tombé loon fii ci Sénégal am na ñu nekkoon fii di gàmmu seeni njaboot di leen déglu te fekk ña nga woon foofu soo ca seetloo ñu bari ci ñoom yëre yu weex lañu soloon kilifa yi doon gàmmu fii ñu bari te teewoon foofu ñu ca ëpp ci ñoom ay yëre yu weex lañu soloon ay yëre yu weex lañu soloon parce que ña nga foofu ñu ngi fii pour wax la ni relation xayba ak shahada kenn xamul dëgg-dëgg lan la looloo tax maanaam boo ci naree sonn tekk ci texte rek da ngay juum boo ci naree sonn tekk ci texte da ngay juum parce que am na loo xam ni il faut nit ñi xam ni am na loo xam ni du téere moo koy atte téere mënul atte yii ma wax nii mënu ko atte parce que lu tax mënu ko atte mooy texte mënu ko atte am na loo xam ni il faut da nga fay naane wala nga àgg fa wala sa dimension toll fa ci xàqul yaqin ba nga mën a xam dëgg-dëgg loolu lan la te boo ko bëggee xam benn yoon ba ci gën a gaaw mooy ci zikr salatul fatiha zikr salatul fatiha mooy benn moyen bi ci gën a gaaw ndax pour nga fexe ba diggante shahada ak xayb dara dootu ca doxati ba voile ba ca am sax mujj na voile boobu day mel ni dañu ko dindi ci yow il faut nga seey des abadan ci zikr salatul fatiha ànd ak maître mystique nag bu la teg ci yoon ànd ak maître mystique bu la teg ci yoon ndax am na yoo xam ni dara mënu la ca àggale lu dul zikr salatul fatiha buñ la tegee ci yoon rek jeex na
da ngay dem ba xam ni maanaam du texte yi ngay sëgg pour wax ko ndax nun dañu am benn aada sunu aada ci Sénégal mooy ki jàng téere du bëgg kenn ku wax lu mu jàngul ci téere yi waaw ki ni téere yi la jàng moom du bëgg rek kenn wax lu dul lu mu jàng ci téere yi te dafa war a xam ne nag téere yi dañu ko limité parce que téere yi dafa am fu ñu yem mooy li Sayyid Cheikh Ahmed Tijani si Al Maktoum ndeysaan daan wax ni jàng téere yëpp am kilifa ak gën daan wax jàng téere yëpp am kilifa ak gën parce que boo amul kilifa téere yi la nga ca jàngoon moo lay sànq wax na dëgg parce que boo jàngee téere yi faw nga am ku la ko interpréter du texte yëpp la ñu mën a interpréter am na ñuy résumé dañ lay junjal ci téere bi maanaam bind junjal la léegi nag liñ la junjal faw nga wut nag koo xam ni daf lay tojal loolu lan la bu la ko tojalee ca saraax ba boo ko bindaatoon yow boo moytul di nga bind sax lu ëpp lu borom téere ba bindul woon maanaam ci wàllu këyit di nga di yor këyit yi muy saraax ngay bind di bind ba ni ndekete góor gi téere bi mu bind ndeke benn baat bi mu bind ma ni benn baat la jàng ko baat ba ban ma ko tojalee ndekete baat ba mënoon nañ ca bindaat beneen téere loolu saraax ba la moo tax il faut nga am ku la koy interpréter am na nag yu nu mën a interpréter ci histoire am na yoo xam ni ci histoire sainte lañ koy interpréter am na yoo xam ni ci zikr lañ koy interpréter ndax il faut nit ki zikr pour xam il faut nit ki zikr pour xam waaw il faut nit ki zikr pour xam mag ñi dañ ko daan def mag ñi dañ daan taamu ànd ak nit pour ñu xam nit ka ñu fexe dellu ci zikr pour xam nit kaay kan waaw pour xam nit ka mooy kan yooyu lu am solo la waaw Serigne Hadi Touré am na ci benn retraite spirituelle am def na ko Cheikh Al Hadji Malick la ñaan laaj ni Maodo toll ci martabaam ak ni mu mel ba tiim leen secret bi lan la mu nekk fa di jàng salaatul fatiha ci retraite spirituelle ba di jàng ba yonent bi génn ci néegam wan ko benn genre miroir mu xool miroir bi mu gis Cheikh Al Hadji Malick ci biir miroir bi yonent bi ni ko jëmmu jii di Cheikh Al Hadji Malick man la leen rawe waaw man la leen rawe wax ko moom Serigne Hadi Touré ci benn retraite spirituelle pour wax la am na koo xam ni degré spirituel ba na muy rawee góor yàlla ya du lu nii teg ci kaw suuf di ko natt ah kenn du ko natt ci suuf am na wali yoo xam ni seeni raw ci seeni nawle du loo xam ni ci suuf lañ koy natte waaw ña ngi koy nattee ca xay bu te kenn ko mën a natt dëgg muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñi dañ ko daan def suñu daan am lu leen yéem ci nit rek nu dugg ci seen retraite spirituelle ba laajte waaw ñu wan leen dëgg réalité ba lan la waaw du tee nag tabarakallahu yooyu luy am la moo tax xam-xam yooyu ci xay ba du loo xam ni téere rek moo koy déchiffrer moo koy nettali moo koy wax waaw ndax léeg-léeg nit sonn ci jaaxle ci dimension bu kawe ndeke bu tëjoo woon a kurusam sax bu yàggee dimension boobu dootu ko jaaxal ndax day xam ni existé na waaye nun dañu miinul loolu nun li nu miin mooy lu nu xamul rek weddi ni amul waaw léeg-léeg aussi sax ñu xam ni dara am na mais du nu arrangé waaw loolu nag moo ëpp ci Sénégal moom léeg-léeg nga dégg nu ni diw li muy wax am na waaye arrangé wu ma parce que su ma ko nangoo daf may ëpp cër wala dafay ëpp cër ki ma yaakaar léegi nag du ma ko nangu waaw dama koy weddi léegi nag boo ko weddee lu mu koy wàññi soo ko nanguwul lu mu koy wàññi parce que kenn ku nekk sa yoon bi nga war jaare ba ngay wuy ji sa borom yàlla rëdd na ko ba noppi fu mu ne nit mënu ci dindi benn tombi suuf bu nit ne dindi na ca rek da fekk ni yàlla rëddul woon lool waaw da fekk ni yàlla rëddul woon loolu waaw kon li ci des nag nga xam ni moom la ñuy àndee ak yàlla mooy volonté li ñuy àndee ak yonent bi mooy sagesse ñaar yooyu ku ko am nga lu nekk waaw ñaar yooyu ku ko am nga lu nekk mag ñi dañ ko daan wax mag ñi dañ daan wax ni ku am ñaar yi rëcc nga ci àdduna waaw
benn bi mooy am pas-pas beneen bi mooy am yar waaw boo amee pas-pas rëcc nga boo amee yar rëcc nga waaw Maodo daan na dem ba ni ki am xam-xam mooy ki am yar parce que ki amul yar amul xam-xam te dëgg la waaw te dëgg la ndax kenn mënul am xam-xam ci ñàkk dal waaw li ci des nag mooy ronger xolu doomu aadama yu bare waaw ndax iñaan la te iñaan baaxul li ci des mooy ronger xolu doomu aadama yu bare yàqal leen iñaan la te ki ñaan baaxul ki ñaan lu jar di moytu la lu jar di moyandiku la parce que baaxul looloo tax kilifa yi gu nekk war nga ko digal say njaboot ñu moytu iñaan waaw waaye nag léegi bu dee ki nga yaakaar si boppam moom moo yore jalousie bi ci boppam ba noppi bëgg la ko digal am na koo xam ni sax dootoo ko mën a interpréter waaw parce que dootoo xam lan la ndeysaan dootoo xam lan la waaye loolu yëpp rek organisation spirituelle la te ku ci nekk nag war nga fexe ba sàmm sa ruux ba mu mën lay wan dëgg-dëgg réalité lan la ndax jamono ji nu toll di aaxiru zaman ku amul yaqin dëgg nit ñi dinañ la sànk te seen sànk biñ lay sànk mooy dañ lay yóbbu rek ci seen intérêt personnel waaw seen intérêt personnel lañ lay yóbbu moo tax yaqin rek la nit mën a dunde xam fa muy teg tànkam su dul loolu nit ñi daan la sànk ndax majorité bi waxatuñu ngir yàlla ñëpp xam nañ ni loolu xew na léegi ci réew mi bare na kuy yëkkati di wax ci borom xam-xam yàgg ca ñeneen waxatuñu ngir yàlla dañuy wax ngir seen intérêt personnel rek bu xuloo wax weddi boo gëstoo ba ci biir rek am na lu nekk ci wet ga waaw intérêt personnel rek waaw waxatoo pour gindi nit ñi mais intérêt personnel te moo ëpp ci wax yi léegi waaw nit ki da ngay wax fekk li ngay wax intérêt personnel da ngay critiquer nit fekk lu tax nga koy critiquer parce que neexu la parce que bëggoo mu raw la loolu rek la ah nga utiliser loolu dugal ko ci diine danger baa ngi ci te danger boobu nag li ci gën a garaaw du monde shahada mooy yàlla bu demee ba yowmal qiyaam jot mu di atte loolu ba ñu woon nit ñëpp ñu ñëw yàlla ni leen xam ngeen kii wax yam daan wax teg ko ci deru diw lu taxoon ñu ni déedéet yàlla ni iñaan rek a taxoon wan la nag ñi iñaan tey fi mu leen di yóbbu ndax seen jëf yu baax yëpp jeex na waaw xam nga loolu jaru ko moo tax loolu moo bare wax teg ko sa bakkan wax teg ko ci sa intérêt personnel waaw bañ a wax ngir yàlla waaw wax ngir yàlla lu néew la ci jamono ji ñu toll moo tax ko amul yaqin nit dina jël combat fas yéene la nag dugal moom ci combat loolu rek a am waaw loolu rek a am da nga koy seetlu ci jamono ku nekk nit yi li am léegi mooy gëw ma nangam bu ko kenn gëm waaw yow kay li bokk mu baax ma ndeysaan waaraatekat ba wax nee na boo gëmul dara lu ci sa yoon ci keneen ku ko gëm waaw waaye gëw ma lii nag bu ko kenn gëm waaw wala bokk ma si lii bu si kenn bokk sonal sa bopp la parce que yàlla lu mu décidé jeex na looloo tax li fi nekk rek mooy fexe kenn ku nekk jéem a orienté waat sa bopp waaw te orientation kenn mënu ko am lu dul da nga am yaqin te yàlla ku mu bëgg rek lay def ci yow yaqin waaw yàlla ku mu bëgg rek lay dugal ci sa xol yaqin su boobaa di nga xam dëgg-dëgg sa yitte ak sa yéene yépp lan la waaw ku mu bëggul nag daf lay bàyyi nga passé sa temps yépp ci deru nit ñi ba sa dernier souffle ñëw bu sa dernier souffle ñëwee nag léegi yàlla laaj la comme yow sa àdduna yépp yaa ngi ko passé ci deru nit ñi léegi nag lan ngay préparer pour looy yóbbaale ca barzak ndax nar nga dugg sa bàmmeel yow dong yàgg fa ay ati at kenn du la fa fekk mu lëndëm kurus te préparé woo ko léegi nag comme yow sa temps yépp yaa ngi ko passé woon ci deru nit ñi di yàq seen der guddeeg bëccëg léegi nag lan nga préparé yow pour suuf mën la sàmmal sa der ba du ko lekk waaw problème baa nga foofu te ñi ngi ci aaxiru zaman moo tax faw ñu xoolaat suñu bopp lu am solo la faw ñu xoolaat suñu bopp faw ñu jéem a xoolaat suñuy orientation yi faw ñu xam dëgg-dëgg lan la waaye faw ñu jox cër yàlla mi nu bind te pour ñu jox cër yàlla mi ñu bind faw ñu jox cër yonent bi topp ay enseignement te ñun tijaan yi pour ñu jox cër yonent bi faw ñu jox cër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani te pour ñu jox cër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani faw ñu jox cër ay nitam yi nga xam ni ñoom la samp teg leen fi waaw nitu tariqa bi yépp nag laa wax waaw ak kër gu ci mën te nit bokk
ak kër gu ci nit mënta bokk benn buum la benn silsila la lu mu gudd gudd ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ci loxoom lay teere ki bokk Medina Baye noonu ki bokk kër Cheikh Alhaji Malick noonu ki bokk Canaba yi noonu ku bokk feneen noonu lu buum ba gudd gudd ci loxo kenn lay teere muy ci loxo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo tax faw ñu àndandoo xulafaawu tariqa bi yëpp ak muxaddamu tariqa bi yëpp kenn ku ca nekk ñu jox la cër gu mot sëkk pour Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mën ñu dimbali ba salaatul fatih bi ñuy wérd mu mën nu ko garantil suñu deful loolu nag suñu bopp rek la ñuy nax waaw suñu deful loolu nag suñu bopp rek la ñuy nax ndax zikr rek baax na waaye nag zikr ba lu ko jiitu mooy xol bu rafet waaw ndax xol moom la nga ca yéene nit rek loolu la yàlla di def chaque jour mu di la dal boo yéene nit lu baax rek ngay am boo yéene nit safaan rek moo lay dal looloo tax loolu faw ñu bàyyi ci xel bu ko defee nag tabarakallahu ñuy remercier ñëpp di gërëm ñëpp tabarakallah di ñaanal ñëpp ndeysaan ñii di bind yëpp seen message yu am solo yi ndeysaan ci internet seen message d'encouragement yi yónnee yi ngeen di yónnee ci man ci message yeeg yëpp tabarakallahu Cheikh Alioune Dieye mi ngi ma koy jotal benn bu ca ne waaw cofeel yeeg seede yi ngeen di seede yëpp Cheikh Alioune Dieye bu ca nekk jël na ko ndeysaan di ma ko jotal dama mënul répondre ñëpp rek mais kon ma répondre ñëpp yàlla xam na ko waaw may kontaan lool nag macha allahu di leen ñaanal fu ñu toll ndeysaan di leen ñaanal li ngeen may ñaanal yëpp te yéene ma ko yàlla nañu ko bokk ci barke Cheikh Tidiane te loolu rek am solo waaw kaddu yu rafet yi ngeen di yëkkati yëpp jëme ko ci manit yàlla na yàlla def kaddu yu rafet yooyu bu ca ne mu ful ko muy yiw yàlla sédd leen ca ba ngeen doyal sëkk soog a ñu koy jotal waaw kon nag ñi ngi leen di sant di wax ni jot nañu seen yóbbante yëpp tabarakallahu benn bu ca nekk rek dinañ ca taxaw gën leen ci ñaanal gën leen ca taxaw ci zahir ak ci baatin te di ñaan la ngeen ñu yéene yëpp yàlla nañ ko bokk ci zahir ak ci baatin maa ngi leen di dellu ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu àq di leen baal àq ci barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yàlla na yàlla yàgg ñu def ñu doon taalibeem xàqan mu may nu nuy dund ak moom zahiratan wa baatinan may nu nuy dund ak moom dund abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu